coronavirus jekk matuwaay biñ ci jël génn guddi amatul ni ki itam wata ak dox ak tànk manifestation benn amatul bu privé bu personnel ak bu général ñoo ci yem njiit réew mi di ngeen dégg kàddoom ca tomb ya li ci gën a fës itam ki nga xam ni moo nekk njiital IAM Moustapha Guirassy am wopp jooje di Covid-19 confirmé na ko ci page Twitter am sant itam fajkat yi te ñaax sénégalais ci cat sport bàyyi ma ant mbub yéene kaay El Hadji Ahmed Aidara. Voici Trafic News. Situation Talibaba. Voilà, c'est la route nationale, pas trop de complications bu fekkee Rufisque ngeen bàyyi ko neem da daan ay embouteillage bu xaw a takk waaye tey nag moom tax koo métti lool tey wàññeeku nañ tax na ba fii am na quelques latés au niveau du rond. Une progression tranquille lañ seetlee au niveau de la parcelle de Diamaguène ensuite foofu la jëm poste taxaw am quelques lenteurs soo ko wàccee nga doog a progresser tranquille utali rond-point bu Sip Hadj Mansour. ci kanam ma lambaat leen. Zik FM. bi la wopp ji duggee ci Sénégal ak léegi ma tuggul weer dal na juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñeent juróom-ñett ya tane nañu mu des juróom-ñaar fukk ak benn wopp ja saay na te gaaw ku jiitam réew mu dugg ci réew ma faaw nga farlu le président Macky Sall xam daal di jël ay motuwaay mais état d'urgence néew na lu muy am ci Sénégal waaye defees na ko Fatou Lay Mbaye Diop. discours bu daw yaram jóge ci président bu mel ni bu jaxlee ginnaaw ba ñu déggoon ak ay kàddoom kàddu yu mu wax ci discours bi ngir jàkkaarloo ak sénégalais mooy heure bi jamono ji garaaw na loolu coronavirus bi indi ak guerre mondiale la fii ci Sénégal nag juróom-ñaar fukk ak benn yoo xam ne ñu ngi ci sous traitement laal nag Ndakaaru Yëmbal Mbaaw Géejawaay Rufisque Mbour Thiès Popenguine Saint-Louis Ziguinchor ba tax nag njiitu réew mi décrété état d'urgence ci Sénégal bi yëpp di tàmbali ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi bu minuit jotee mu toftal ci ab couvre-feu ci Sénégal bi yëpp daal di tàmbale 20h jàpp 6h du matin gis nag ni feebar bi doxee tax nag mu jàpp ne riposte bi war na gën a am solo dem beex dikki bi ci diggante dëkk ak dëkk lu ñuy daal di wàññi la wala tere ko sax njiitu réew mi di wax ne nag dinañu teg junni milliards ci koppar ngir nag fexe ba daal di nag wàññi impact yi nga xam ne feebar bi dina ko indi ci réew mi dina jaar ci jàppale entreprise yi borom kër yi waa diaspora juróom fukki milliards itamit dinañ ko daal di génnee ngir jëndub ab dundu ci wàllu hôtellerie restauration transport culture ak nag li jëm ci wàllu presse ñoom itamit dinañu am ab njàppale njiitu réew mi mu woo kenn ku ne ci ab prise de conscience ba tax nag ci ay kàddoom mu mujjee wax ne bu ñu bàyyi benn yoon feebar bi jël bakken wala mu jël sunu bakken. président Macky Sall te bu ñu sàgganee soppiwuñu aw melokaan wopp ji dana màggaay woo xam ni suñu personnelu santé bi lu ñu doon jàmbaar yi fii dana leen dépassé te nag balaa ñu yegg foofee faw kenn ku ne jël ay matuwaay jiitu réew mi ci kàddoom ci la daal di annoncé état d'urgence boole ci itam couvre-feu bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee bu juróom-benni waxtu ci fajar kenn dootul génn guddi moo xam wata personnel moo xam wata boo xam ni mbooloo lay def lu dul mu nekk ci ay tegtal yu leer yuy jëmmal sababu génn googale pëccixoo benn du ci am faaw ñu respecté yoon yi nga xam ne saxal nañu ko ngir mën a aar suñu bopp ak suñu njaboot ca wopp joojee ñu teewlu aslëf ci discours à la nation bu président Macky Sall. La vitesse de progression de la maladie. nii feebar bi di gaaw a wàlle moo tax ba ñu war a jël yeneeni dogal ngir dëgëral xeex bi suñu ko deful askan wi moo nar a am jafe-jafe yu tar moo tax ma déclaré état d'urgence fépp ci biir réew mi. En particulier aux autorités administratives compétentes. dogal la buy may kilifay administration bi sañ-sañu tere wala wàññi dem beeg dikk bi ci askan wi ci woto yi ci alal yi ci yenn gox yi ak yenn waxtu yi tere tam lépp wala lenn ci cortège. défilé dajaloo ak mbooloo ci mbedd yi te ci yenn yi bërëb yi nga xam ne mbooloo mën na faa daje wala ay réunion tere tam ay penco yu mu mënti doon rawatina yi nga xam ne mën naa indi jaxasoo. Titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature. dogal yi mën na faa bañ a yem lépp mi ngi aajo ci liy ne sunu kanam ëllëg toftal naa ci couvre-feu fépp ci biir réew mi lu ko dali 8h ci ngoon ba 6h ci suba. national de 20h à 6h. comme sénégalais daan naqadee waxal nag mayaat li ma nopp ma dégtal leen li nga xam ne ci tënk benn moom la ñu saxal ku ko sàmmantewul yaa ngi tooñ te fulla lañ ci lal ndax wopp ja lu ñëpp bokk la ku ne day taxaw ngir aaral ko sa bopp ñu réew mi nee na
démb daal dinay annoncé état d'urgence muy motuwaay boo xam jël nañu ko ci saxal fulla ci li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu jëfandikoo noonu ak ñu doxale noonu le li ñu koy commencé mooy lu weesu démb minuit muy altine des na jël junni ak juróomi téeméeri nit yi nga xam ne foog nañu ni am nañu contact ak ñi am wopp ja ñu ngi leen di seet ngir dugal leen ci ay hôtel écarté leen ak askan wi loolu benn la ñaareel ba itam ñu def couvre-feu 20h ba 6h du matin kenn du génn ku génn nag yaa tooñ bi ci des mooy transport régionaux interurbain muy wata amatul sañ-sañu jóge Dakar dem Thiès wala Thiès Diourbel wala Diourbel Saint-Louis wala Saint-Louis Louga bépp Njaga Njaay wala bis buy jéem a xëcconte fu ñu la gis des na la jàpp ndax bu booba yaa tooñ Njaga Njaay ak bis a ci yem oto benn amatul sañ-sañu yëpp nit jóge Dakar fu juróom-ñetti waxtu jotee di dem fenn bi ci des itam mooy aaye nañu bépp xew-xew daayira cant bu mën a dajale ay nit aaye nañu ko kenn amul sañ-sañ ak fu sa ngëm toll def lu mel noonee ndax amul ngëm-ngëm bu ëpp liy tax mbooloo bañ a am ci bañ a wàllaate feebar kon yooyee nañ ci bàyyi xel bu dee ci wàllu ndóol gi itam njiitu réew mi nee na yëf yi dafa garaawaay boo xam ni dana dajee lu toll ci junni milliards ci francs CFA ngir dimbalee ko entreprise yi ak itam ñu mën a waajalal askan wi ci wàllu dund ceeb diw suukar meew ba nga xam ni daañu mën a jàkkaarloog wopp joojee kon xam ngeen yëf yi garaaw na loolee itam dana am yenn ci ay dette fiscale maanaam lu ñu amee loon nguur gi ni bor dana ko way fal lool ni ki itam waajal juróom fukki milliards ci francs CFA ngir jënde ko li ñuy wax aide alimentaire d'urgence muy fexe ba kenn du xiif ci réew mi loolee mooy tomb yi nga xamante ni bii njiitu réew mi ci gàttal moom la tënk na kenn ku nekk fexe sàmmanteeg moom bañ ñu teg la loxo ci wàll boobee ndax gane ngay ñëw nga toogaat daa fekkoon na nga toogee jagul kon xam nañu ni ñun suñuy comportement baaxul jagul bu ñu ko soppiloo rek ngir mën a mucc ci tawat ji dañ xoolaat suñu aw melokaan te xam ni kon jagadina ci gàttal mooy tënku kàdduk njiitu réewu Sénégal ñu dellu si nag ci wàllu boobee nag xool daal di càmbar nag état d'urgence nag ci boppam kañ la musa am ci Sénégal nañ fàttaliku ñetti yoon bi mooy ñetteel bi yoon bi Sénégal amee indépendance ak léegi bu njëkk ba Léopold Sédar Senghor ak defoon ci weeru mai 1960 bi ci des Abdou Diouf ak defoon ci atum 1988 ñetteel baa ngi nii kon état d'urgence musta aw ci nguuruk président Abdoulaye Wade Sénégal sax nag dëgg-dëgg buñ ca yeggee daa jot ndax wopp jane muy màgge daa gaaw 2 mars lañ ko gis ci réew mi tey la 24 mars lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñeent am nañu ko kon xam nañu ni wopp ja na muy dawee daa gaaw te suba gu nekk limub ñay am day gën a yokku loolee li koy firndeel di kat di bilan bi nga xam ne wala point bi ministre de la santé def Abdoulaye Diouf Sarr nañ ko teewlu. si juróom benn fukki test yi ñu def fukk ak ñaar ñoo si positif juróom benn yoo xamante ne ay cas importé la mooy cas yoo xamante ne bitim réew lañ ko jële indi ko ñaar yoo xamante ne cas contact la mooy ñoo xamante ne dañoo jege woon ñu contaminé ñu leen doon suivre ak ñeent yoo xamante ne transmission communautaire la ci dëkk bi lañ ko jële ñu leen di yëgal itam que ne si patients yi ñu hospitalisé am na ñett ñu defal seen contrôle ba ñoom wér nañ léegi si ñett yooyu d'ailleurs cas numéro 5 bi xamante ne le 11 mars lañ ko contrôlé woon kooku bokk na si ñu wér ñu leen di yëgal ne fii si Dakar ak Touba ñañ fay hospitalisé ñu ngi leen di suivre te ñu ngi am tan tey mën nañu wax ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent cas positif moom la ñu déclaré Sénégal depuis bi ñu commencé mu am si juróom-ñett yoo xamante ne wér nañ bon donc juróom-ñaar fukk ak benn ñoom ñoo nekk tey en hospitalisation. mu nekk ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr patron IAM Institut Africain Management Moustapha Guirassy bi mu dafa diagnostiqué yaramam ñu xamal ko ni wopp jooja ma nga ca. aussitôt mu daal di jébal boppam ñii di fajkat yi ñu ngi ko internet ca ñu yóbbu foofee ca diwaanu Diamniadio moo ko xamle ci page bi Twitter am la mu ci jublu du siiwal tabatam de waaye gën a dànkaafu nit ñi xamal leen ni ku nekk mën ngaa am ca wopp joojee kon nañ gën a ñaw te gën a farlu te gën a fàggas diku mu def yu fu kilifa ci annoncé tawatam jikka dal te tas ci réew mi ngir ni kon mën naa dal ku ne ndax bu doon ay situation ak yooyu xëy na mun na ci mucc ba tax na nag kon war naa yee kenn ku nekk courage bi mu am ba annoncé loolee
ci page Twitter ni ki itam remercier taxawaayu gi nga xam ni taxawu nañu ko taxawu ko ñeneen ñi am wopp ja ak njàmbarte secteur santé jamono ji ci nit ñi farloo ngir dakkal wopp joojee kon faaw nag askan wi ñoo mën a jàppale fajkat yi ci dakkal wopp joojee di Covid-19. ci diwaanu Saint-Louis comité régional de lutte contre le Covid-19 moom itam def na situation ba ki nga xam ni mooy docteur ba Seynabou Ndiaye moo dellu soit ngir defal ñu état bi foofee ca diwaanu Saint-Louis am na itam ay doomu Sénégal yu bàyyee ko bitim réew mel ni Espagne Maroc dugg si foofee ca Saint-Louis amuñu wopp ja naam waaye dañu leen faa téye en attendant fii ak fukki fan ak ñeent xool lan la seen yaram di joxe balaa ñoo tas dugg ci réew mi ngir xëy na bu ñu amee wopp ja mu gën a yaatu ñu teewlu kàddu médecin chef bu Saint-Louis docteur Seynabou Ndiaye. ci région de Saint-Louis samedi ak léegi mbir mi dafa xaw a changé ndax am nañu benn cas positif suñu cas positif yóbbu nañ ko Diamniadio pour ñu def prise en charge bi waaye li waroon nit kooku yëpp ñi doon liggéey ak moom ñi ko xam ak yëpp fi ñu toll nii ut nañu seen tour seen numéro téléphone am na sax ñoo xam ne ñëw nañu si ñun pour ñu xool leen gëstu leen si biir ñooñu ñëpp nga xam ne xool nañ leen am na si ñoo xam ne ñii jot nañ leen yóbbu hôpital def prélèvement bi ñett la yóbbu nañ ko Institut Pasteur pour xool ko xam naa fii léegi suba incha allah dinañ si am information donc ñuy dalal xelu askan bi di leen wax ne li ñuy gis te ñuy wax mesure de prévention rek dañu war a continuer def maanaam ngeen toog seen kër ngeen di raxas seen loxo saay su ne Saint-Louis recevoir na ñoo xam ne ñii dañu jóge woon Mauritanie jaaree woon foofu jóge Maroc jóge Espagne jóge Italie ñooñu tamit ñu ngi ci jàmm wax dëgg yàlla ajuma ba tey ñu ngi ci benn centre boo xam ne fa lañ leen di xool fi ñu toll am na si ay góor am na si ay jigéen mais ñëpp a ngi si jàmm amul benn problème ba fi ñu toll. docteur Seynabou Ndiaye moo jiite paj ma ci diwaanu Saint-Louis ci diwaanu Pikine jëdee Thiaroye Kaw ñoom itam taxaw nañu xeex wopp ja muy Covid-19 daal nañu sax installé ay lavage communautaire muy béréb yoo xam ne boo ci yeggee da ngay mën a jël omo wala saabu raxas say loxo ba mu set def ko ci ay daara ngir mën a leen a aar ca wopp joojee nga xam ni saafaraam jamono ji mën ci mucc mooy ak ket rek naan ko baka yokku commune Djiddah Thiaroye Kaw soobu na ci xeex jàngoroy Covid-19 bile ngir lim bu takku ci askan wi di raxas seeni yoxo mairie ba samp na fa si 20 bërëb ay jumtuwaay yi ci war. dañ koy installé ci marché yi ci garage yi ci mbedd yi nga xam ne nit ñi bari nañ fa jaar pour que képp ku jaar ci garage képp ku dugg marché képp kuy génn marché kuy jaar ci mbedd yi nga mën a jaar raxasu boobu nag dañ koy privilégié ndox boo xam ne dañ koy yokk eau de javel à 8%. ndax moom moo gën a efficace ci rey microbe. ci bile diwaan ci banlieue bu Dakar ñetti daara tëj nañu seeni buntu ginnaaw bi ñu leen ñaaxee ci feebar bi. waaye mu am daara yoo xam ne nag ña fay jàng dëkkuñu Sénégal waxtaan nañu ak ñoom ba ñu confiné seeni taalibe ba dootuñu génn di yalwaane ci mbedd mi fukk ak juróom ñu nekk biir commune Djiddah Thiaroye Kaw kon nag il faut que mairie bi jàppale leen ak dund conditions sanitaires yi. dalee ko démb soppiku am na itam ci liggéey yëpp état civil ya ndax léegi ñaari agent rek ñooy xëy ci centre bu ne. pour def service minimum ci état civil bi bis bu nekk ñu xool la mënta ñàkk ñu jël ko bu ko defee ay nit ñu dajaloo ci biir salle bi ay nit dañ di dajaloo ci mairie bi. lu mooy masque ak i gants yi ñu jébbal mbooleem ñiy liggéey ca poste de santé ya juróom fukki jumaa yu Djiddah Thiaroye Kaw yi ku si nekk itam jot nga ay jumtuwaay yu ñeel raxas loxo. département bu Rufisque itam ñoom enregistré nañu seen ñaari cas confirmé ci Covid-19 mooy li tax préfet ba fa nekk Serigne Babacar Kane gën a dànkaafu askan wi ñu taxaw ci aar seen bopp maanaam fàggandiku ci vigilance ak itam recommandation yi nga xam ni def nañu ko ñu teew le préfet ba di Serigne Babacar Kane. bi nu xoolee situation bi ci département bi mënoon a wax tey ni fii ci Rufisque am nañu ñaari cas yoo xam ni diagnostiqué nañ leen ñu nekk ay cas yu positif loolu nag lu muy wund mooy fii ci Rufisque war nanoo changer doxalin changer xalaat changer comportement mooy lan fexe ba tegtal yi nga xam ni moom la waa kër docteur tegtal pour ñu aar suñu bopp tegtal yooyu tey képp koo xam ni yaa ngi ci Rufisque nga fexe en tout cas conformé wu ci tegtal yooyu am na ay mesures yu am solo yu ñu jël yooyu ñu jël mënaguñ koo communiquer parce que mesures yooyu lu su ëpp ci mesures yi ni ngi dépendre tey ci taxawaay bi nga xam ni moom la njiitu réew mi di dicté jël noonu sunu matuwaay ba nga xam ni lépp lu njiitu réew mi jël tey ci décision ñun dinañ fexe ba décision boobu kenn du ko jéggi fii ci département bi donc loolu laay wax waa Tëngéej ñu gën a en tout cas bàyyi xel seen bopp xam ni tey situation bi changé na te ku nekk dafa war a jàpp ni bu sauvé boppam mel na ni sauvé na àdduna bi yëpp mel na ni sauvé na Sénégal gi yëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo am doomu jàngoro bi
nekkul ñoo xam ni xëy na ay gan lan su waa kër docteur am na si ñoo xam ne xëy na ñàkkul ni ñoo ngi leen doon surveiller bu ñu demee ba am confirmation que ni am nañ doomu jàngoro bi donc am na matuwaay yu ñu jël pour mën leen a yóbbu fa nga xam ne fan leen di faje mais ña nga xam ne ñoom lañ nekkaloon aussi tey xel xaw a njort ni mën nañ leen ko wàll aussi am na taxawaay boo xam ni taxaw nañ ko pour mën a en tout cas xool seen wér-gi-yaram nan lay évoluer. muy Tëngéej Mbour itam wala Thiès itam am na Covid 19 kenn ki benn agent bu nekk ci personnel administratif bu hôpital Barthélemy la nga xam ni benn infirmier boo xam ni aide-soignant la muy jox confirmation kon ci ni département bu Mbour am na ñaar ñoo xam ne am nañu Covid 19 am na itam kon moo def chiffre ba nga xam ne egg na ci 5 personnes. yoo xamante ni bii ñoom ñëpp ñu ngi nekk ay nit yoo xam ni dañu leen a mettre en quarantaine bu ñu sukkandikoo ci médecin chef bu région bu Thiès docteur El Hadji Malick Ndiaye mu yokkaat ni am na 106 muy téeméeri juróom benn nit yoo xam ni dañu leen a écarté waat muy mise en quarantaine ci fi nga xam mooy hôpital bu Barthélemy muy ña fa doon nekk di liggéey xëy na lu mooy loolee itam am na yeneen ñaari cas suspect yoo xam ne actuellement dañ leen a isolé ci fi nga xam ne moo di hôpitalu Saint-Jean-de-Dieu foofu it diwaanu Thiès wopp yaa ngi gën di yaatu ci ay gox yu wute ci Sénégal lu mooy loolu itam ñu wopp joojee nag lu mot a bàyyi xel la bu ñu seetee bi mu commencé ci àdduna bi ak léegi ci weeru décembre waaye dal na ci nit ñu bëree bëri bu ñu seetee ñi ci dee ñu ngi toll ci 16 572 fukki junni nit ak juróom-benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci deewagum. ñi mu dal actuellement toll nañu ci 381 293 ñetti téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak benn yu toftal ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett bu ñu seetee nag réew yu mu gën a dal ñi ëppalee gum ñi dee ginnaaw daanaka fi nekk Chine la Chine sax Italie la doublé na Chine léegi ndax Italie mu ngi ci 6077 morts muy juróom-benn junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne dee nañu Chine tegu ci Espagne Iran ak France. bu ñu seetee kon jamono ji tembe daanaka paj mi xaw na ba léegi jaaxal tubaab yi ndax Chine gi nga xam ni sax gañe ne tawat coojee ci la amul benn sikki sàkk fajuwu ko nen lu dul confinement lu mooy loolu itam xaalis bi nga xam ne dem na ci bari na lool bu ñu seetee li ci demagum ngir wàllu riposte sakkan na lool Côte d'Ivoire moom que jiite réew ma génn na 95 milliards virgule 8 muy 95 milliards ak 800 millions ngir xeex ak wopp joojee nga xam ni jamono ji ubbale ne àdduna bi xam ngeen ni Côte d'Ivoire Sénégal sax ko jiitugum ndax ñoom ñu ngi toll ci 25 cas waaye loolee la ñu génne gum ci xaalis 95 milliards 800 millions ngir xeex wopp joojee di Covid 19. fàttaliku leen ni ma ko waxee sànq amagul garab gi rek mooy confinement muy bañ a génn bañ a jaxasoo boo génnul jaxasoo doo ko wàll kenn te kenn ku génn itam doo ko am ndax tawat ji amul frontière naam soxlawul passeport visa soxlawul caabi waaye xëy na ku ubbiwul du dugg ku duggul itam doo ko dugalaale ñaar fukki simili moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu ubbi waneen xët. Voici Trafic News. situation tali bi Abba. Voilà, saturé, mbir mi soppeeku na au niveau du rond-point c'est saturé en ce moment vous allez perdre beaucoup de temps ak bi maanaam bàyyi ko fi nga xam mooy Postiaroy utali fi nga xam mooy rond-point Sud su toll nii xat na ba jégg dayoo benn ñaar ba ñetti rangaay oto dem ba ci bi yees lool ci trajet boobu la bu ngeen egsi fii aussi vous allez croiser une très longue file de voitures daanaka sax buntu Pikine la bàyyi ko romb échanger bu sëb na bu péage bi utali rond-point Sud tax na mu xat lool même boo ko dépassé aussi bëgg a progressé jël yoonu Yarax bi utali marché Poisson beaucoup de lenteur sur ce trajet Mansour. ci kanam danaa la lambat. Actu Sport. Baye ma Anta Mboup maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. balaa ma lay dugal ma fàttali ñuy déglu li tey ministre de l'intérieur 11h dana def conférence de presse ci salle conférence bu ministère ba ci boppam waaye ay quelques journalistes rek lañu fa wóolu ñu ci des mën nañoo fore xibaar ci fii journalistes yi fore xibaar dañuy bañ dajaloo gi foofee xëy na dellu soit ci état d'urgence bi nga xam ni bi nga njiitu réew mi décrété nag moom ministère de l'intérieur ñoom ñoo koy suivre ndax ñoom ñooy saytu police gi ak itam. lu ñuy farloo ba Sénégal yi kenn du jalgati compétition interclub. waaw fii fi tollu Baye. waaw jàppale nag comité d'urgence bu CAF di confédération africaine bu football war a àddu nag ci lu yàggatul dara ci lu jëm nag ci wàllum compétition interclub yooyu la nga xam ne dañ ko dakkal nag ci atum ren gi li ko waral mooy jàngoro ji di Covid 19 mooy Ligue des champions ak Coupe des confédérations ñu dakkaloon ko nag jëm ci wàllum quart de finale yi
ba tax na nag CAF fas yéene taxawal la ñetti pexe ngir nag jëmal ci yooyu les compétitions bi ci njëkk rek mooy xool na la ñuy def rek ba nag doox lu jëm ci wàllum demi-finale yi ci weeru mai foogee nag bi lay jàngoro dàkk na bi ak fii ak boobu. ba ñaareelu pexe bi nag mooy ñu amal nag yi les compétitions ci ab dëkk maanaam ci benn réew kese pays neutre ak muy lu jëm ci wàllum match aller yeeg retour yi wala waa ilaa ñu nag reporté lu jëm ci wàllum date yooyu li nga xam ne jàpp nañ ko ngir nag lu jëm ci wàllum boobu lay compétition di fàttali nag ñu jàppale nag réunion comité d'urgence bu confédération africaine bu football dinañ ko amal nag ci weeru avril gi ñu jëm ci tàmbaleek weeru avril gi rek lañ ko fas yéene amal. alors ma fàttali ni bàyyi balaa ngay xuus ministre bi yor wàllu santé dañoo tàmmoon chaque ngoon lay def point ci wàllu ñu am wopp Covid 19 waaye tey ci talaata ji 10 heures la koy def situation oblige xëy na. am na yeneen jongante yu UEFA yu ñu dàq. waaw jàppale nag fës na léegi UEFA dàq nag lu jëm ci wàllum final yi nga xam ne jàppoon na ko nag mu ci mel ni UEFA Women's Champions League ci waa weeru mai bi la ko jàppoon niki noonu tamit UEFA Europa League ak Champions League waaye nag ba fii amagul benn date bi nga xam ne nag fësal nañ ko jëm ci yooyu les compétition di fàttali nag ab groupe de travail bi nga xam ne nag ñi di waa UEFA taxawal nañ ko ci semaine yi ñu génn amaloon ci nag ab vidéoconférence ki nga xam ne nag mooy président bu UEFA di Alexander Seferin moom moo ko jiite woon waaye nag ci boobule groupe de travail ñoo ngi nag waxtu wi di xool ci yan pexe la ñu war a nag teg ngir am calendrier boo xam ne dina mën a tax ñu eggali compétition yi nga xam ne UEFA moo ngi koy amal yu ci mel ni Champions League ak Champions Women's League ak Europa League. alors bàyyi ma fàttali ministre bi yor wàllu transport Maître Oumar Youm tey 11h30 dana def conférence de presse ak ca Diamniadio la koy defee ngir motuwaay gi ñuy jëlaat ci wàllum transport ànd ak état d'urgence gouvernement bu Japon ma ngay négocier ngir ñu dàq JO yi. en tout cas seen bëgg-bëgg rek daal mooy waxtu wi gannaaw bi nga xam ne am na dëkk yu bëri yi nga xam ne fësal nañ nag seen taxawaay ngir nag ñu dàq yile compétition ñenn sax dañoo gis ne buñ ko dàqulee ñoom duñ fi yóbbu benn athlète tax na nag gouvernement bu Japon di sàkku rek ak ñii di waa CIO ñu dàq yooyu les compétitions yi nga xam ne jàppoon nañ ko niki ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum juillet gu ñu jëm ba juróom-ñeenti fan ci weerum août li ko waral rek mooy coronavirus moom moo fa jaar ba tax na nag kii di premier ministre bu Japon di Shinzo Abe bëgg-bëggam rek mooy ñu amal nag les Jeux olympiques ci atum 2021 waaye nag bii de décision waa CIO ñoom tamit dinañ ci fas yéene waxtaan ak waa Japon ñu xool nag nan la ñu amalee boobule dàq ndaxte boo xoolee lu jëm nag ci wàllum Jeux Pékin yi dañ ko jàpp ci atum 2022 ba mayul dina nag jagalantoo bu baax a baax waaye daal fu mu toll nii daal la gën mooy nag ñu dàq lu jëm ci wàllum Jeux Tokyo yooyu nga xam ne waxtu wi jàngoroy coronavirus gi moo ngi gën a law ci adduna bi kon El Hadj fii la ñu fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum tàggat yaram. saxophoniste bi tudd Mani Dibango faatu na tey jii ci suba la ay mbokkam ni faatu na coronavirus moo ko rey. maa ngi lay jaajëfal ñu xuus ci xibaar yi. CCBM Automobile, représentant exclusif marque Volkswagen d'origine allemande, numéro 1 des ventes en Europe, à Gridwall, numéro 1 des ventes en Chine. moo leen di may